asalaamaaleykum mbokki ñuy seetaan ci ITV bisimilah ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukki leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree fële ca Thiaroye-sur-Mer wopp ju doy waar daal di daanu ca kaw askan wa muy rek ay picc yu nga xam ni dafay feeñ ci kanam di feeñ yi tamit ci ay loxo ak ci ay awra ba tax na fi mu toll ni lu mat ñeent fukki nit jël nañ leen daal di leen ber ndax wopp ji kenn xamul lu mu doon kenn xamul lu ko indi ñi nga xam ne nag ñooy waa kër docteur taxawal nañu dispositif de secours ngir xool naka la ñuy def ba aar askan wi. fële ca marché Ocass bu Touba directeur commerce intérieur dem na fa ginnaaw lakk gu tar ga fa amoon ginnaaw bi mu xoolee la nga xam ni moom moo fa am nemmeeku ñi nga xam ni ñooy commerçant yi massawu leen xamle na ni nag dinañu daal taxawal marché yu nga xamante ni yu moderne lay doon yu mucc ayib ci biir réew mi waaye tamit fi mu toll nii am na ay waxtaan yu yaatu yu ñu sumb ngir que ñu taxawal li ñu tuddee marché régional di marché bu mag di marché sous-régional foofee ca Touba. ci wàllu tàggat yaram wala bokk ci li nga xam ni moo di waafu mbuur tuurukaayu mbalit lañ ko def dinañ fa dem ci wàllu découverte ngir waxtaane lu ni mel. ci wàllu tàggat yaram CAN 2022 ca Cameroun ñaari journée moom moo des ci qualification yi waaye juróomi réew yu nga xam ne Sénégal bokk na ci ñoom qualifié nañu ba pare donte ñaari match dese na leen am na ñetti réew yu nga xam ni toog nañu duñu mën a dem ca Coupe d'Afrique boobee dinañ ci dellusiwaat ci ay yaatal. fële ca Thiaroye-sur-Mer la ñu koy dooree wopp ju doy waar daal di fay feeñ ci askan wa ñi nga xamante ni nag ñoo fay yeewoo njàqare ñeel leen ndaxte daal ay picc yu doy waar moom mooy génn ci seen i gémmiñ di génn ci seen loxo ak ci seen kanam ba tax na fi mu toll nii nag ñu ci bari daal di nañ leen ber ngir xool wopp joojee lu mu doon ndax waa kër docteur xamaguñu wopp ji ndax day wàlle ak lan moo ko indi ba tax na ñooñu dañ leen a ber am na nag ay lu ëpp ay fukki nit yu nga xam ni yóbbu nañ leen tamit ca district sanitaire bu Mbaaw ngir saytu seen wàllu wér-gu-yaram am na nag ay matuwaay yu nga xam ni waa kër docteur jël nañu ko ngir wàllu nit ñi nga xamante ni wopp ji ub na lool seen bopp Mamadou Lamine Fati. benn feebar buy jàpp ay yaram indi fa ay picc moo indi jiixi jaaxa ci askan wi dëkkee ci Thiaroye-sur-Mer lu toll ci 250 nit la dal seeni kaw ñile doon ay nappkat yu jóge Dakar Mbour ba Saint-Louis lu nu mel tàmbalee indi tiitange ci askan wi dëkkee sa Thiaroye. sunu premier jour bi ñu fi am ci la dal xale yu ndaw yi nga xam ñoo nekk ci sunu gaal gi ci la leen feebar bi dal après ñun ci la ñu ñëw dem deuxième jour suñu troisième jour ñun ci la ñu commencé dal suñu loxo yi ak suñu tànk yeeg yooyu ci la ñu affaire bi daaneel daal. na ñu gën a metti parce que ñun ñii di wax boo xoolee ñun ñoo ci gën a am jàmm ñun affaire bi attaqué wuñu comme ni mu attaqué ñeneen ñi parce que démb am na suñu mool yoo xam dañ leen mujj évacuer ci yeneen hôpital yi parce ndax affaire bi ni mu leen sonale mais ñemeetun sax dugg ci géej gi kenn ñemeetu dugg ci géej gi parce que nit boo amul wér gi yaram mënoo dem liggéey. équipe bi nga xam ne ay docteur lañu indi nañ leen ci gox gi le ngir ñu mën a jàppale ñi nga xam ne ñoo fi nekkandi le équipe yooyu le mu am ay docteur yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ñoom dinañ xool ba fexe ba feebar bi bañ a law ci ñi nga xam ne moom moo nekk ci dëkk bi le. léegi nag comme mbir mi egg na fii ñu ni kat lii day nekk lu nga xam ne il faut que au niveau régional voire national ñu jël ko en main moo tax ñu def benn comité de crise bu nga xam ni dinaa ko jiite ànd ci ak autorités yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale comité de crise boobu di appuyé wu nag ci ay cellules yi nga xam ni benn yi mooy cellule technique boo xam ni dañ ciy gis waa docteur ñi nga xam ni ñoo yor santé mais également ñi nga xam ni ñoo yor pêche bi ak ñi nga xam ni ñoo yor wàllu sécurité ak environnement pour ñoom ñu jël xale yi en charge ci seen wàllu santé d'abord mais également def des prélèvements pour xam mal bi lan la origine am lan la ak nan lañ ko mën a faje lii di tiitaange bi le dem na sax ba jàpp askan wi dëkkee ci Thiaroye ñoom ñile xamuñu ba tey jile lan moo waral feebar bi le di dal seeni kaw te ñoom ñu ngi ñaan kilifa yi
ñu gaaw see jóg. parce que produit boo xam ne dafa nekk ci ndox mi kon mu ngi ñu sotti ci ndox mi parce que jëkk nañu ko déclaré depuis Mbour parce que boobu ndox mi mu ngi jëm Mbour kon tey jii bu jëmee côté Dakar bi nii xam nga commencé di jàpp xale yi bii boo ñëwee fii da ngay yéemu ci yàlla te xale yi mënuñu bàyyi géej gi parce que ci géej nañuy liggéey kon je pense que état du Sénégal moo war a jël ay responsabilités wax ak bateau yi. tolluwaayu ñi nga xam ne ñu ngi feebar ci benn waxtu rek jóge na si 250 dem si 300 nit yi nga xam ne am nañu doomu jàngoro jile lu nu mel tiital njaboot ji nga xam ne ñoom ñile dañoo nekkoon ak ñi nga xam ne ñoo am feebar bile. gouverneur bu ndakaaru nag moom ma nga fa woon ni ngeen ko gisee noonu xool na situation bi ni mu demee lu mat téeméer ak juróom fukki nit ñu daal di leen ber ñenn ñi ñu yóbbu leen ci hôpital ñi gën a sonn ngir faj leen waaye nag am na matuwaay yu nga xamante ni teg nañ ko foofee ca Thiaroye-sur-Mer ngir xool naka la ñuy def ba faagaagal feebar bi Alassane Sane ñu déglu ko moom gouverneur ak Mamadou Lamine Fati. ay xale yu demoon nappi ji alors bi ñu ñëwee seen yaram commencé am ay futt ba jàpp ñeen ñi sax seen kanam ak yooyu phénomène bi entre démb ak tey dafa mel ne dafa yokk ndax démb ci guddi liste bi ñu waxoon nombre bi 82 personnes la woon mais tey nee nañ ñu mbir mi dem na ba romb 200 moo tax ñu def benn comité de crise bu nga xam ni dinaa ko jiite ñu jël xale yi en charge ci seen wàllu santé d'abord mais également def des prélèvements pour xam mal bi lan la origine am lan la ak nan lañ ko mën a faje mais également def prélèvement ci ndox bi pour xam ba xam ndox bi c'est effectivement pollué ou pas ca am na prélèvement ñu def ca yaakaar nañ ni résultats yi dinañ ko jot ci lu dul yàgg parce que xale yi mënuñoo toog fii bu ñu ñëwee ba ñu jël leen xaw leen a xool faj leen ba nga xam ni trié nañ leen ñi nga xam ni mën nañ leen yóbbu ci benn site ñu xaarandikum dinañ leen fa yóbbu la maison de la femme bu nekk fii ci Thiaroye-sur-Mer ñu yóbbu leen foofu bu ko defee xale yi dem foofu toogandikum foofu mën leen a suivre bu baax le temps que vraiment ñu maîtriser situation bi ñu maîtriser maladie bi wax nañu xale itam pêcheurs yi bu ñu demati géej fan yi le temps que ñu pare ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey liste bi ñi mu concerné gis nañu ñu bëre sax dëkkuñu Dakar ñu bëre ñii Saint-Louis la ñu jógee ñii Fass Boye ñii Diogo wax nañu itam ni Mbour am nañu fa jóge woon ca sax ci seen biir wax am na ñu nga xam ne njort nañ ni mbir mi dal na leen mais ñu ngi ci région yooyu lu ci mel ni xëy na secteur u Joal bi ak Mbour mais loolu du ñun mënuñu ko confirmer il faut que ñu liggéey ak autorités yi nekk foofu pour mën a xam. dañuy jawal ba fële ca Touba ginnaaw rek marché Ocass lakk gu metti ga nga xam ni daal dina koy raaf kii di directeur bu commerce intérieur mi ñu dëkk njaay meeg njënd mi ci biir réew mi demoon na fa nemmeeku commerçant yi xool yi tamit dégâts yi nam fa demee waaye nag wax na ni am na ay matuwaay yu am solo yu ñu jël ngir rek gën a moderniser marché yi nekk ci biir réew yi waaye tamit am na waxtaan bu nga xamante ni sumb nañu ko ngir foofee nga xam ni moo di dëkk bu sell ba di Touba ñu am fa marché bu nga xamante ni dafay nekk marché sous-régional maanaam bu nga xamante ni day daal di ëmb rek réew yi nga xam ñoom ñoo wër Sénégal nekk marché bu yaatoo yaatu ñu déglu monsieur Oumar Diallo directeur commerce intérieur ak suñu naatago Gora Ndaklo ak Thierno Faye. Madame le ministre Aminata Assome Diatta ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises bi mu ñu def pour yabal ñu fii ñu ñëw fii marché Ocass ci Touba pour ñëw taxaw bokk ak yéen naqar bokk ak yéen tiis bokk ak yéen li nga xam ne ni moom la ñu gis fii nii ci marché Ocass muy lakk bu metti bi nga xam ne ni moom moo fi am démb. lii dafa tax ñun département ministère du commerce ñu gën a mën a taxaw pour dem ci li nga xamante ni moo doon suñu objectif principal mooy ñu réorganiser marché yi mooy ñu moderniser marché yi ci kaw programme bi nga xam ne ni programme de modernisation des marchés moom la ñu teg fii. ci kaw loolu ñu ne dañuy defar. marché centraux yi nekk ci ville yi dañ leen di jëkk defar li nga xam ne ni moo am fii Diourbel mooy nga xam ne ni marché central bi mooy marché central bu Ndoumbé Diop programme bi foofu la njëkk commencé nañ ko exécuter te def nañ fa pratiquement enveloppe bu 300 millions ñun ak waa AGETIP ñu ngi ciy liggéey pour que marché boobu ñu mën ko réhabiliter. fii ci Touba dañu prévoir def fi benn marché interrégional décision bi pour wax fan lañ koy def dañ ci nekk di liggéey ñun ak kilifa dëkk bi muy Serigne Touba ak ànd ak sunu naatango yi nekk AGETIP.
tàggat ndaw ñi fexe ba wutal leen métier akub liggéey loolu mooy taxawaayu ONFP muy office national de la formation professionnelle am na nag ay ndaw yu nga xamante ni ñi ngi leen di tàggat ci programme ci projet bu am solo projet boobee nag li nga xam ne moo ko tax a jóg mooy fexe ba ndaw yi ci activité yu bari ñu daal di leen cay wutal formation professionnelle ba ñu am métier ba mën a daal di dugg ci li nga xam ni moo di liggéey loolu yi nag tax na yi tamit fi nga xamante ni moom la ñu bëgg yi tamit mooy ndaw ñi daal di fexe ba taxawal seen yëfi bopp seen entreprise bopp Hawa Thiam Moustapha Gueye. C'est quoi? C'est que il faut recruter. lu tolloog ñaari junni ndaw la ñu daal di jël ngir ñu def formation entrepreneuriat loolu nag nekk ci benn cadre bi nga xam ne mooy projet d'appui de développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes ci ay secteurs yu ñu mën a yëngu. dañoo ñëwoon nemmeeku ci ay ndaw yoo xam ni bi ñu defee maanaam woote pour xool ñan ñoo bëgg a def formation ndaw yooyu bokkoon ci ñu sélectionné leen pour former leen formation yi nag dañ koy def ci biir benn projet boo xam ne mi ngi tudd PDCG muy projet boo xam ni Banque africaine de développement ak État du Sénégal ñoo lëkkaloo pour taxawal projet boobu Office national de formation professionnelle liy wàllam ci projet boobu mooy li nga xam ni dafa jëm ci métier pétrole ak gaz ñu jukki ci lu mat 2000 jeunes pour mun leen a former ci métier yooyu ci biir métier yooyu nag la ñu tànn 500 jeunes yoo xam ne dañ leen war a former muy ay métier manager de station muy pompiste muy laveur graisseur muy caissier donc ak yeneen métier yoo xam ni ñu ngi liggéey pour gis yeneen métier yoo xam ne mën nañ ci former ndaw ñi. ginnaaw directeur bu ONFP muy wax ni étudiants yi suñu paree boobule formation dinañ leen daal di topp ba mu jeex. président Macky Sall décidé na jël insertion dugal ko biir ministère formation professionnelle direction insertion boobu nag dina am taxawaay bu bees boo xam ni dinañu fexe ba képp koo xam ni defal nañ la formation ñu xool nan lañ lay toppee ba formation bi nga def nga mën a am liggéey. ci kaw loolu émigration clandestine desul ginnaaw ci boobu leen ndaje. Bon, il y avait un moment dama tenté woon immigration mais finalement affaire bi sottiwul nag ci immigration bi nag dama rencontré beaucoup de difficultés nag et j'ai vu nag pas mal de dégâts et bon dama ne nag lu ma doon def nag c'était pas vraiment nag acceptable parce que boo gisee ma defoon immigration bi parce que vu contexte social bu ma nekkoon sama vie familiale bi ak aussi nag ci société bu ma nekkoon c'est cela qui m'a poussé nag ma def tenter immigration bi nag mais tey dama ko regretter amèrement nag parce que tamit boo gisoon ma def ko nag dama manqué woon nag qualification mais gis naa cette opportunité bi ma tenté nag ñu sélectionné ma pour def formation bi voilà léegi lu ma doon xaar nag vraiment nag après cette formation bi nag ma jot sama diplôme pour pouvoir servir nag ma liggéey nag ci sama réew mi nag pour mu mën a jàppale sama waajur yi sama famille. ngir jàppale ndaw yi ngir ñu dugg ci milieu professionnel bi ba noppi am seen ay diplôme directeur général bu office national de la formation professionnelle ONFP di woo ndaw ñi ngir ñu ñëw bu baax ci boobule formation ba noppi di leen wax ni tekki ci mim réew lu mën a nekk la. suqaliwaat SEDAF yi gën leen a dooleel ngir ñu mën fa tàggat jigéen ñi ba ñu mënal seen bopp mën a demal seen bopp loolu mooy bëgg-bëgg jëwriñ ji ñu dénk njaboot gi ak jigéen ñi moom nag demoon na ca SEDAF bu Bambilor ngir visiter ko profité na ci tamit ngir rek teewee lii di dal bi nga xam ne dalal nañ ko marché moderne bu commune ba Babacar Seck moo ñu fa teewaloon. jëwriñ bi yor lépp lu jëm ci jigéen njaboot gi ak aar tout tànk yi mu ngi woon ci département bu Tëngéej jëwriñ bi ñëwaat na ci njëriñu SEDAF yi rawatina bu Mbambilor ndax mën naa tax jigéen ñi mën a demal seen bopp. di wax na nag SEDAF yi li ma wax naa ko léegi dispositif bu am solo la c'est un instrument majeur ci li nga xam ne moom la mooy jàppale jigéenu Sénégal parce que foo dem dëkk boo dem fekkoo fa SEDAF di nga fekk jigéen ñi am jafe-jafe commune boo dem fekk fa jigéen am maison de la femme am nañu jafe-jafe. parce que nag lii ñu wane tey fii SEDAF wane na ne ñu ngi jël en charge la promotion
de la condition féminine. Promotion condition féminine bu ñu koy wax waxuñu jigéen ñi kese waaye xale yu jigéen tam ci lañu bokk. yaakaar naa ne femmes ñu formé bari na mais fi ñu war a jëm ci loolu formation bu paree li ci ëpp solo moo ñu mën utiliser formation boobu. ñu fexe ba jigéen ñi dégg fi tey jii ci SEDAF bi bu ñu fi génnee ku ci nekk am financement man taxawal sa liggéey mën a am ay ressources yoo xam ne nga mën jàppale sa njariñ sa kër parce que loolu moo tax formation yu jub. ci ngoon si jëwriñ bi fekke na inauguration marché bu mag bi nekk ci Mbambilor ki ko tabax di mairie ba marché boobu di bu mucc ayib am na lépp lu ñu xaar ci marché. wax nañ jàppale jigéen ñi nañ leen renforcer nañ leen dimbale parce que dimbale jigéen dimbale askan yoon boobu nag la honorable député mon frère Ndiagne Diop jaar fas yéene jàppale jigéen commune am di leen dimbale moo tax mu tabax tey marché bi nga xam ne koo gis xam ne marché bu am solo la vraiment un joyau de la commune nga xam ne jigéen dañuy gis seen bopp ci biir nekk fu set nekk fu féex di mën a jaay am lu yóbbu seen askan. maire commune ba delloo njukkal jigéen ñi tudde marché bi Maam Awa Ndiir bi nga xam ni moo njëkk a nekk chef de village Mbambilor. ñu àddu jëmale ci njàng mi ginnaaw bi école tijjeeg léegi am na ci élèves yi nga xam ni ba léegi bi ñu amee seen lijaasa kenn orienté wu leen xamaguñu fu ñuy jànge ba tax na nag gouvernement scolaire bu lycée Limamoulaye ñoom nag daal dinañu rek artu xam le ni lii buñ ci jógul dina indi ay soox ci njàng mi waaye tamit leneen liñ ci toftal moo di ni rek ak i tamit grève yeeg yu mel noonu nar a yëngal année scolaire bi bu ñu sàgganul programme yi du egg Mamadou Lamine Fati. ay fan gannaaw tijjinteb école gile ay ndongo di xaar ba tey jile ñu orienté leen li nu mel ki nga xam ne mooy principalu CM Njaareem di ko dëggal naam sax ci wet bi le am na ay ndongo daara yi nga xam ne ñu ngi jot seeni orientation. loolu mën naa wax fete na ginnaaw parce que depuis hier alors ñun 162 candidats la ñu amoon ñu doon def examen ci 162 yooyu wax dëgg yàlla orienté nañu 160 yi admis woon. léegi ñaar rek ñoom ñoo ci xamagul fu ñu nekk waaye kenn ki rejet la maanaam nanguwuñ ko ndax dafa âgé woon keneen ki nag ay extrait moo manqué woon moo tax mu nekk en naissance waaye actuellement ñoom fi ñu waxee ni xale yi sax ñu ngi ñëw ñu leen jox seen talon d'orientation pour ñu mën a inscrire lycée Limamoulaye. ci lycée Limamoulaye ay élèves yu bari la ñuy gis ñu rang ñenn ñi di ñëw pour inscriraat ñeneen ñi ñoom di xaar rek seeni orientation ñu indi ko fi ki ñu ko wax di président gouvernement scolaire jile moom sax di ragal ne suñu defee lu nu mel ak yeneen tolof-tolof yi programme bi naruñu ko yeggali. ba léegi si soo ba léegi am na élèves yu ñuy interpellé dañuy tiis seen naqar boobu noonu maanaam muy orientation yoo xam ne élèves secondes yi SL ak technique yi ñoo xam ne orienté guñ leen mais daanaka am na élèves technique ak STEC yoo xam ne orienté lañ déjà mais mu des classe yoo xam ne ñoo gën a bëri muy maanaam L bi ak S bi te classe yooyu noonu tey ji suñu ko xaymee mooy représenté benn population bu bëri boo xam ne élèves yi foofu la ñu war a mën a dem ci classe yi te ñoom ñëpp ñu ngi jooy ne bëgg nañ dellu ci classe yi ci orientation pour ministère de l'éducation orienté leen ak orientation yéex na trop comme chaque année nu mu doon gaawee ak ren nu mu yéexee ak perturbation cours yu ñu amoon daaw ak temps bu ñu perte ñoom baa dañu ko pertaat ci année bii nii ñoom loolu la ñuy gën a jooy tax moo tax tey jii nii ñu dénk ma seen kàddu ñoom tey jii élèves yoo xam ne seen orientation lañ jotagul pour ñu wax ci ministère de l'éducation et de la formation professionnelle Dame Diop monsieur le ministre Dame Diop et Mamadou Talla ñu def seen jéego pour mu gën a gaaw pour élèves si sa xale yi élèves secondes yi mën a dellu seen classe te moom i gaaw. tàmbalib atub jàng gile ci ñenn ci ndongo daara yi neexul benn yoon ñile ñu bari ci ñoom ñi ngi xaar ñu orienté leen ci lycée yi wala CM yi nga xam ne ñoo nekkee ci banlieue bile. yarinu réew mi mel ni lu xaw a sooxe bu fekkee ni rek sukkandiku nañu ci rapport EMO bu Ibrahim loolu nag rek nekkoon thème bu nga xamante ni moom lañ doon waxtaane tey ci matinalu iRadio directeur de l'environnement des affaires de l'APIX moom nag jàpp na ni Sénégal def na ay jéego bu ñu xoolee ci natt gi nga xam ne natt nañ ko waaye moom Mamadou Lamine Ba xamle na yi tamit am na ay jéego yu am solo yu nga xam ne des na yu ñu war a def ci wàllu maanaam environnement juridique maanaam ci wàllu rek saytu lii di yoon ak i tamit yeneen i mbir yu jëm ci wàllu njàng meek njàngale mi Mamadou Lamine Mbaye ñu déglu ko ak Alioune Diouf ak Seydina Mbaye. rapport boobu lu muy xool mooy ñu dëkk ci dëkk bi naka la ñuy natte walla ban gis-gis la ñu am ci seen ñu leen jiite nu ñuy doxale alal bu ñu leen dënk
yan règle lañ koy doxale mais aussi day xool mbirum koom-koom gis nañ ne Sénégal mun nañ wax suñu xoolee par rapport ak pays africains yu ñu ko nattee bokk na ci fukk yu raw mais soo xoolee aussi notam globalam ëpp na soo jëlee téeméer suñu nattee ci téeméer am na 60 juróom-benn fukk lu jege ñett ak tuuti. loolu mooy global mais soo xoolee ci mbirum droit lu ñuy wax mbirum ak yelleef ak mbirum jàmm ci dëkk bi Sénégal am na ci ay jóge yu baax suñu xoolee aussi lu ñuy ne commencé joxe lu tax ñu ne dëkk bi koom-koom bi mun na dem ci kanam avancé mais rapport bi nee na aussi Sénégal war na defaat ay jéego yu bëri ci mbirum nu ñuy jàngalee xale yi surtout ñu leen di jàngalee ba ñu am ay xam-xam mais surtout ñu am ay man-man yoo xam ne pour ñu mun nañ soit liggéeyal seen bopp walla pour ñu am liggéey lu jafe trop loolu rapport bi suñu réew war na maintenant surtout aussi lu ñu war a xool mooy mbirum fajukaay naka lañ ci suñ fa demee nu ñuy traité naka la ñuy xaare foog nañ ne Sénégal war nañu même si suñu lu ñu mën a jeexale mooy rapport bi xoolul bu gën bi ni xoolul mbirum Covid Sénégal nu ñu ci comporté peut-être ci rapport yuy ñëw la koy xool. Fallou Mbacké Cissé di directeur exécutif bu Institut africain de la gouvernance moom jàpp na ni Afrique dafa def ay jéego dellu ca gannaaw ci wàllu yorin bi moom nag jàpp na ni suñu njiit yi war nañoo gën a góorgóorlu rawatina ci wàllu suqali koomu réew mi ak itamit ak yelleefu doomu aadama yi ñu déglu Fallou Mbacké Thiam ci micro Aline Diouf ak Seydina Mbaye. rapport Mo Ibrahim bi. dafa indi ne Afrique ci wàllu gouvernance dafa dellu ginnaaw ci at mi ñu génn te loolu nag suñ ko waxee maanaam xel yi mën na jàpp ne Covid bi moo tax mais njàngat bi dugalagul sax information yi nga xamante ne moom lañ am ci 2020 maanaam 2019 lay am dafa wane ne Afrique dafa dellu ginnaaw ci wàllu gouvernance léegi dellu ginnaaw boobu tamit depuis 2015 maanaam rapport mi ngi ko doon junj di wax ne nañu def ndànk ndax dox bi jéego yi ci wàllu gouvernance xaw naa yéex wante jëluñu woon mesures yi war pour corriger ko moo tax tey ñu yegg ci situation boobu léegi nag boo ñëwee ci Sénégal moom dafa am ndax rapport bi ay pàcc yu bari la ay points yu bari la Sénégal si wàllu démocratie si wàllu sécurité état de droit ak yu demee noonu maanaam dafa mel ni foofu ba tey mi ngi fay am ay mi ngi fay dox boo xamante ne nii mën nañ ko rafetlu jëm tamit si wàllu inclusion participation droit et cetera mais lu jëm si wàllu développement économique ak développement humain foofu dañoo xaw a sentir ne dox bi xaw na yéex tuuti. ba yenn saa yi sax dina am tuuti dellu ginnaaw. ci wàllu tàggat yaram ñu daal di àddu jëmale ci Jeux olympiques yi war a am ca atum 2021 ca Tokyo ñii di athlètes sénégalais yi ak ñi nga xam ne ñoo leen di tàggat di techniciens yi mën nañoo am nag formation fële ca INSEPS bu Paris ginnaaw bi fédération sénégalaise d'athlétisme ak ñi nga xam ni ñoo di club olympique français ak institut de sport de Paris daal di xaatim ab déggoo ba nga xam ni daal ñoom dinañ fa mën a dem tàggatu ngir waajal li nga xam ni moo di Jeux olympiques yooyu Abdou Latif Diop. juróom-ñetti weer rek moo des ci Jeux olympiques yi ñuy amele ca Tokyo ci mois de juillet 2021 Jeux yooyu nag ay athlètes sénégalais dinañ ci bokk te dinañ soxla préparation bu mucc ayib pour mën a am ay médailles ndax kat athlétisme sénégalais dafa sooxe depuis 2004 ba léegi daanaka amuñu médaille ci benn compétition looloo waral kii di vice-président bu fédération sénégalaise bu athlétisme di Cheikh Tidiane Boy ñëw France ci institut bii ñuy wax INSEP pour jéem fa ut benn partenariat boo xam ne nii day tax athlètes yi sénégalais yi ak entraîneurs sénégalais yi mën a ñëw di fi préparer ay compétition yu demee ne JO 2021 yii di ñëw. nga ñëw seet si leen parce que ñoom ñoo ŋànk Bernard Amselem vice-président le comité national olympique Gani Yalou moom mooy directeur général bi ñoom ñoo yor installation yi gën a xarañ ci France
les meilleurs du monde yi nga xamante ni fii la nekk en France fii la ñuy préparé woo te tey jii dañoo am ay potentiel au niveau du Sénégal muy boxe di athlétisme du lutte ma nit ñi il faut ñu anticiper seen préparation parce que administration jël na ay matuwaay mais dafa yéex. partenariat boobu nag dana tax ba athlètes sénégalais yi man di am seen préparation yu mucc ayib yu jaar yoon fii ci France ci institut INSEPT ba tax na sax ki nga xam ne moo jiite INSEPT bu Paris moom kat d'accord na ci loolu ba nee na kat principe bi amul benn problème pour nangu waa Sénégal di indi fii seeni athlètes ak seeni entraîneur ñu leen di gën a tàggat bañ gën a xarañ ci compétition sportive. Comité olympique français bi nga xam ne nag moom moo yombal mbir mi moom tam nee na rafetlu na lool déplacement bii di Cheikh Tidiane Boye def muy premier vice-président fédération sénégalaise athlétisme ñëw nouer partenariat boobu pour permettre waa athlétisme bu Sénégal di bénéficier wu ci installation sportive yu baax yi nga xam ne moo am ci institut national bu sport de l'expertise ak performance bii ci. jërëjëf Abdou Latif Diop ñu daal di wax jëmale ci wàllu football ak Coupe d'Afrique ba war a am ci atum 2022 ca Cameroun juróomi réew dagg nañu seenu ticket laata compétition yi di jeex ñoom dinañu bokk ca Coupe d'Afrique boobee ñu ràññee ci réewum Sénégal ak Cameroun mi nga xam ne moom mooy dalal compétition bi naka noonu Algérie ak Tunisie ak Mali ñoom itamit qualifié nañu te mbir mi des na ñaari journée waaye nag am na ñetti réew yu nga xamante ni donte des na ñaari journée ñoom toog nañu duñu mën a bokk ca rendez-vous boobee ñu ràññee ci Togo Tchad ak Sao Tomé et Principe Adama Sarr. ñu ngi toll ci juróomi réew yoo xamee ne jamono ji am nañ lii di qualification ngir bokk ci jongante Coupe d'Afrique des Nations yi war a am ci atum 2022 ca Cameroun bokk na ci réew yooyu la Algérie bi nga xamee ne jamono ji mooy yor raaya ji Sénégal Tunisie Mali ak Cameroun bi nga xamee ne sax moom mooy dalal yooyu la jongante fi mu nekk nii nag am na yeneen réew yoo xamee ne jamono ji li leen dese ñu am lii di qualification yi bareetul dinañ ko xam nag ci juróomeeli journée bi war a am ci li nga xamee ne moo di mars 2021 réew yooyu la bokk na ca Guinée bi bokk ci groupe A Burkina Faso bi bokk ci groupe B Ghana ak Afrique du Sud bi nga xamee ne ñu ngi ci groupe C bi Côte d'Ivoire ci groupe K Maroc ci groupe E ak Égypte bi nga xamee ne mu ngi ci bokk ci groupe G. jamono ji nag ñetti réew ñoom duñu bokk ci jongante yooyule ndax fi mu nekk ni toog nañu bokk na ca Tchad Sao Tomé et Principe ak Togo ci fàttali nag jongante Coupe d'Afrique Cameroun 2022 mu ngi war a am ci juróom-ñeenti fan ci weeru janvier jàpp juróom-benn fan ci weeru février. jërëjëf Adama Sarr ñu daal di àddu jëmale ci tolluwaayu woppi coronavirus ji tey ji àllarba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benni test yu ñu amal juróom-ñett ñoo ci ñëw am doomu jàngoro gi muy nekk juróom-ñeenti cas communautaire lañ ci ràññee ak juróom-ñetti cas contact ñu daal di gis yi tamit ni juróom-ñett wér nañu ba ñibbi seen ay kër ñetti cas ña nga ca Sowétas benn nit ñàkku ci bakkanam waaye nag am na itamit lu nga xamante ni juróom benn fukki nit nañu yu nekk ci sous traitement yu ñuy topp seenu wér-gu-yaram ñi nga xam ne ñoo ci faatu ba jàngoro ji duggee ci réew mi ak léegi mi ngi toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benni doomu aadama ñu daal di ubbi xët bi ñu jagleel découverte ay ca tey nag waax bu Mbuur la ñuy dem nekk ci rek lu nga xamante ni ca jamonoy colon ya lañ ko taxawaloon mu nekkoon fu nga xam ni la fa daan daje ci ay doomu aadama bari na lool comme naatoon lool koppar yu bari daan fa jóge waaye jamono ji bu ñu xoolee ay desit rek ñoom ñoo fa nekk yu nga xamante ni daal mën nañu xam ni fii kat ca ay jamono naatoon na lool waaye jamono ji ñu ci bari fàttaliku rek lañ ci am mun tagaakan waaxu Mbuur bi nga xamante ni ca jamonoy colonisation yi amoon na solo am solo goo xamante ni fu ne nit ñi daan jóge ngir ut si liggéey waaye tey jii ay banti kese yoo xamante ni duus yi ak ngelaw li ñoo ngi leen di band barajee ni mu leen neexee. waaxu Mbuur bi dafa am loo xamee ne dafa am jamono àll bi yëpp dañuy béy gerte waax bi ñay fi wàcce gerte gi bu ko kër sukaay yi kër sawane rek yooyu jëndee ñu def koy hangar
bu ko defee ñey ko jël di ko yóbbu ci kaw waax bi ndung-ndung bi ñëw indi seleng yi ña costé bu ña ewee ba fees yóbbu ko ci armakoor bi yóbbu ko ci saxaar ba. loolu moo doon waaxu Mbuur bi. mu nekkoon liggéey bu xarañ bu dale woon ci sareti mbaam mi ba ci bateau bi doon xaar ci biir géej. waax bi bari ñoo na njariñ boo xamee ne bari na ñoo xamee ne ñu ngi fi doon liggéey ndaxte bu seleng bi ñëwee bu oto yi ñëwee indi gerte gi ñee ko eb si mbaam puus yi di ko eb ko yéegal si kaw waax bi muy jaay si raay bi ñee ko yóbbu di ko def ay hangar si kaw waax bi bu yàlla defee nag ba nga xam ne mat na sarsu oto nga gis bato bi daal di jóge sarsu bato bi daal di jóge Dakar bu ñëwee day seet si diggante ñaari booy yi diggante booy bu xonq beeg booy bu ñuul armakoor bi taxaw fële si kellu tuuti si kellu Wasanaam ndung-ndung bi ñëw booru tefes di bu ñu sarsee gerte yi ba mu fees ba lu mat juróomi wagon eb ba fees ndung-ndung takkaleen ndung-ndung benn machine la boo xamee ne moom la ñuy wax espèce yi batalo wante nag moom lañ daan tudde ndung-ndung suñuy xale ndung-ndung lañ ko tudde woon armakoor bi nag mooy bato bi nga xam ne moo ko ëpp doole mooy taxaw ci biir géej mooy comme remorque. waaw bu ko defee mooy takk yooyu mu yóbbu woon nag yóbbu ko buñ demee buñ desertee ba pare bu ko dellusee ci ginnaaw Wasanaam taxaw foofu ndung-ndung dem jëli leen indi leen ña costé waat ci waax bi. ci jamono jooju oto amul woon ba tax na gaal yi ñoo doon yóbbu lépp lu diis. banti waax bi nag na gaal gu ko fi indi gaal gu ñuy wax Saala Fatma càmmeñal maam daana sang daaj ka Saala Fatma gaal la goo xamee ne dañu kat sama maam daf ko daaneel mbandi mu ngi ko daaneel ci guddi ci bëccëg suma papa judd ci guddi 1906. jërëjëf rubrique découverte moom moo tëj jotaayu xibaar yi balaa ñu koy yëkkati ñu gërëm soxna Ramatoulaye ak Modou Diouf doomu xiinin ak Moustapha Gabar Diop ñoom ñi yéwénal journal bi ba ñu mën leen ko présenté ci anam yu rafet El Hadji Malick Thiandoum day jox léegi yi El Hadji Malick Cissé mu dawal ci la Total jàngeen jëf.